Sénégal ak judub dëkk bi judub réew mi fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu gën ko xam si diaspora ñu ngi leen di nuyu fii ci ITV dikkaat ak yéen ci seen daje bi ñu dippee kennu askan wi ngir càmbar lépp lu fi xewit fii ci réewum Sénégal xool ana lu ko sabab ana lu cay ginnaaw ana lan mooy la nga xamante ni xëy na moom moo ca war a génn ci njariñ ngir mu doon mucc gu mucc ayib fii ci réewum Sénégal ak ca lu mu mën a doon ak fu mu mën a féete lépp dellu ci njariñu askan wi tey jii ñu war a waxtaanee lu jëm ci mbirum Casamance ak li ci xew bees muy faatuk Abdou Elinkine Diatta ci dimanche ji ginnaaw bi koy ñenn ñoo xam ni xamaguñu ñu mu doon dooree ay sox ba mu faatu ci seeni moto yi ñu yéegoon ca la ñu newaat menteng ba ndëgët nii kenn xamul ana lan moo sabab loolu bokk na ci luñ ci njort bokk na ci lu ñu ci ragal loolu mooy solo bu waxtaan wi tey ñu ci dalal ku ci am kàddu ku ci mën a war a mën a wax muy docteur Moussa Cissé docteur Moussa Cissé di secrétaire général bu kuréel gi nga xam ne moom moo boot kàngam yi ñii di cadre Casamance yi di collectif des cadres casamançais tey moom la ñu àndal ci waxtaan wi balaa ñu siy sori dañu koy dalal nuyu ko dellusiwaat ci pàttali gi laataa ñuy sumb waxtaan wi docteur Moussa Cissé asalaamaaleykum. aleykum salaam monsieur Diakhaté. am nañu mbégte àndaat ak yow ci waxtu wi. donte waxtu reer la sax xam naa da ngay muñ rek ba waxtu wi jeex. mën naa koo muñ. ok jërëjëf Cissé kon ñu ñëw ci pàttali gi ci na la nga xamante ni moom mooy xewit wi ci dimanche faatuk Abdou Elinkine Diatta doonoon secrétaire général bu mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC Tidiane Cissé. ku tey ji kii di Abdou Elinkine Diatta nekk secrétaire général bu MFDC génn na àdduna ci dimanche bi dafa ñàkk bakkanam ci benn fusillade bu amoon ci Moulomp ci département bi Bignona ci fusillade boobee am na sax yeneen ñaar nit ñi jot si ñàkk seeni bakkan bu ñu sukkandikoo toujours ci agence de presse sénégalaise boobee ñi yekkati woon boobule fusillade ñi ci moto Jakarta lañ ñëwoon Abdou Elinkine Diatta ci fàttali ñu ngi koy désigné ci secrétariat général bu MFDC ci atum 2017 Abdou Elinkine Diatta dafa nekkoon ku jege Abbé Diamakhoune Senghor mi nga xamante ne moom moo jiite woon mouvement des forces démocratiques bu Casamance te mu gaañu ci atum 2007. docteur Cissé laaj bu njëkk bi mu ngi jëm ci anam yi nga xam ni noonu la seen kuréel gi tertoo li xew ginnaaw gi du ñàkk ba amal ngeen si daje wala jokk ngeen si. la moo gënoon a fës gannaaw bi ngeen yëgee xew-xew bi ci seen gis-gis ak njàng mi ngeen si amal tout d'abord. waaw bi ñuy yëgee xew-xew bi wax dëgg yàlla naxaru nañ ko. ndax ku mel ni Abdou Elinkine Diatta doon na koo xam ne personnalité la ci MFDC. ku mel noonu nag buñ ko faatee mënuñu lu dul naqarlu ko. ndax après tout borom njaboot la. am na famille et cetera donc loolu daal mooy li nga xam ne suñu première réaction la. mooy vraiment naxarlu ko. présenter suñu condoléances yi. di ko jaale famille am. di ko jaale mbokkam yi di ko jaale jegenaayam bi. très bien am na ñoo xamante ni nëgër ni am nañu njaboot sax te mbiri Casamance dañ juddu fekk fi mel ni fanweeri atangoogu ak lu teg bi cool yi sumbee ba nëgër nii. tey jii balaa ñuy dugg ci li xew la ñu cay ragal ak la mu mën a jur wala la ko sabab ñu taxaw ci ana bu ñu doon def tey le point de la situation fan la processus bi tollu la mooy tolluwaayam ci jamono ji. waaw processus bi moom mu ngi continuer ndax mission bi nga xam ne moom la ñu président de la république jox GRPC bi nga xam ne suñu xarit suñu doomu ndey di ministre d'État. Robert Sagna jiite ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi wax dëgg yàlla am na ay jaloore yi ñu ci def ndax wax dëgg yàlla boo gisee accalmie bi am boobu ba léegi non seulement liggéeyu ñeneen ñi la mais également liggéeyu GRPC la ñu ngi waxtaan ak population yi ñu ngi waxtaan ak waa MFDC loolu yëpp tax na ba wax dëgg yàlla fi ñu toll ni ay braquage amatul ay fusillade ak yooyu yëpp dëgg-dëgg amatul ba nag mënuñu lu dul di ko sant yàlla. très bien alors li siy ñuul mooy
dem nañu ba mu am accalmie ba braquage yi daanaka bu bari tamit demewul noonu waaye bi ñuy déggaat fusillade maanaam bi ay bal di jibaat ka mu faat mooy ka nga xam ni ci moom la yaakaar ba ëppee woon ndax moo doon incarné sàkku bi ñu doon sàkku jàmm ju sax foofu la ci diwaanu Casamance ndax loolu da ngeen ko téye comme xajam-xajam wala ndax luy jàll rek la lu ngeen jàpp ne xëy na bokkoon na ci li war a mën a xew ci processus bi. waaw xam nga bon am na waaye ñun wax dëgg yàlla kenn xalaatu ko woon kenn souhaité wu ko. li ñuy mën a retenir mooy que fusillade xam nga dañuy wax fusillade rek mais wax dëgg yàlla li xew dëggantaan mooy ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw foofu pour viser nit. kooku mooy Abdou Elinkine Diatta. moom la ñu viser malheureusement et xam nga booy tirer bal moom kenn xamul fu muy daal. mu dal ñeneen ñi. loolu mooy loo xam ne wax dëgg yàlla moo am maintenant problème bi mooy exactement lu tax. ak ñan ñoo ko def. enquête yaa ngi en cours hypothèses yi bari nañu ñii ne nañu ay règlement de compte la ñii ne nañu xëy na accident la woon incident la woon rek et cetera et tout ça mais ak lu mu manti doon itam ay nit faat nañu un responsable du MFDC. loolu lu metti la il faut que ñu naqarlu ko ginnaaw loolu nag ñu seet ba xam processus bi fi mu toll. waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy def toujours ndax GRPS mu ngi doon waxtaan samedi rek le 28 dimanche lii am ñu ngi doon waxtaan ak population yi ñu ngi doon waxtaan ak waa MFDC yi donc fi mu nekk nii waxtaan boobu day wéy et dafa war a wéy. ndax lii warul am na événement la ay yeneen tueurs yi amoon na fii. ci waa MFDC kaw MFDC yi ak ñeneen ñi population yi. waaye terewul nit ñi ñu ngi continuer di waxtaan. Il faut pas que incident bi bloqué incident bi mënu koo bloqué. parce que ñi nga xam ne am nañu volonté. ñu ngi góorgóorlu. ci processus bi dañuy continuer dañuy gën a am doole xëy na pour continuer pour que tueurs yi bu mu amati. mais est-ce que du signal bu ñu war a mën a taxaw considérer parce que ay incident daana am mais incident bi dafa jéggi dayob incident. parce que njiit la ñu rey ki nga xamante ni xëy na moom moo incarné woon ndonol Abbé Augustin Diamacoune Senghor moom la ñu rey ki nga xamante ni xëy na moom moo symbolisé woon utu jàmm ji moom la ñu rey ndax loolu dellusiwul rek ci la nga xamante ni moom la ñu mës a nemmeeku naka jekk ci mbirum Casamance à chaque fois bu amee benn aile buy négocier am na aile dure aile radicale bu nekk à côté est-ce que loolu ñu foogoon ne tey jeex na fi. wala kon wàññeeku na moom mooy signalé wu waat. yaakaaruma ko parce que c'est vrai am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi wax affaire indépendance li ñuy wax dañuy wax affaire guerre affaire xeex yooyu. mais loolu ban poids la am parce que de toute manière bu fekkente ne ni supposition boobu moo gën a taxaw signalé wu nañu. waaw mais mënul wéy. c'est ça que je veux dire mënul wéy c'est-à-dire que tey. li nga xam ne processus bi engagé na ko lii mënu ko arrêter. mënu koo suspendre. très bien il faut que ñu dañuy continuer. maintenant ñi nga xam ne malheureusement beneen opinion la ñu am beneen conviction la ñu am ñooñu ba léegi foog ñu continuer di jéem a wax ak ñoom pour que ñu dellu si seen xel mën a xam ne population Casamance population Sénégal yëpp. doyle nañ ci conflit bi ñëpp jàmm lañ bëgg il faut que ñëpp delloo si seen xel. ñu mën a continuer poursuivre processus bi. très bien jàmm dellu si moom ban poids la ci amoon pour ne pas dire ban rôle. waaw ci avancement yi ngeen jot a nemmeeku. waaw xam nga Elinkine au départ c'est vrai que amoon na ay opinions qui étaient quand même assez dures boo xam ne mais même buñ ko partagé wuloo sax ay opinions am la woon. mais par la suite ñëw na léegi dëgg-dëgg par la suite xaw naa adoucir un peu position am ndax Abbé balaa muy
balaa muy gaañu. waxoon na ne moom paix la bëgg, négociation la bëgg. bon nag munoo ne yow yaa ngi incarné ci nga xam ne moom négociation la bëgg. moom paix la bëgg. ba pare ngay nekk ci yeneen. loolu moo tax wax dëgg yàlla. Abdou Elinkine Diatta par la suite. dëgg-dëgg bëggoon na jàmm bëggoon na négocier bon xëy na yooyu yëpp. mën naa tax xëy na waxuma ne loolu la. mais yooyu yëpp mën naa tax xëy na peut-être ñeneen gisee ko neneen ñu am beneen comportement. bu dul jéem a wut jàmm Casamance. am na yeneen paramètres yoo xamante ni mënuma ko tuddee paramètre économique mais ay intérêt la yoo xamante ni képp ku taxawee jàmm wala dox tànku jàmm ci Casamance da nga koy menacer xel mën na dem ci drogue ak yamba ja nga xamante ni ñu ngi ko fay bay xel mën na dox ci trafic bi nga xamante ni ñu ngi ko fay amal ci wàllu ko bois bi notamment tey jii fi situation bi toll ban cër ngeen di jox wàll boobu. waaw cër boobu c'est vrai que intérêt yi bare nañu au plan économique. am na ñoo xam ne effectivement li leen gënal daal ñu nekk ci situation boo xam ne ñoom ci li ñu nekk ci drogue bi ci trafic du bois et cetera ñu mën cee wéy. mais ñooñu yëpp dañ koy éradiquer. képp koo xam ne yaa ngi Casamance te respecté wu loolu waaye. dañ lay sanctionner dañ la traquer sanctionner la ni mu waree. actuellement moom état bi moom mënatu la maslatu la kenn. képp koo xam ne yaa ngi def trafic de drogue wala yaa ngi trafic de bois. dañ la jàpp sanctionner la nga arrêté. kooku moom te yeneen pays yi limitrophes yi Gambie wala ak Guinée-Bissau ñoom yëpp ñu ngi ciy dimbale. ñu ngi ciy jàppale pour que yooyu yëpp arrêté. justement la mooy tolluwaay bi ci wàll boobu parce que gis nañu ne bu jëkkoon bërëb yooyu wala réew yooyu ñoom ñooy bërëbu daw laaxu yi fi mu nekk ni ñoom lan moo si seen degré d'implication. waaw loolu moom loo am solo la. parce que wax dëgg yàlla président de la République bu Gambie Adama Barrow. tey dëgg-dëgg mu ngi jàppale bu baax Sénégal. pour que jàmm ji dellu si Casamance. moo tax affaire du trafic yi ñu daan def di ko jaarale Gambie ak yooyu yëpp daf ko arrêté. yooyu yëpp mënatu la am. xëy na peut-être ñooñu aussi ñu ngi jéem a am yeneen buntu. mu ñu mënul am mën naa tax xëy na peut-être ñoom ba léegi bëgguñu jàmm dellu si Casamance mais bu ne effort yi nga xam ne dañ koy conjuguer effort Casamance effort Gambie. effort Sénégal effort Guinée-Bissau. bu ñu conjuguer yooyu. c'est sûr que loolu yëpp day arrêté. trafic de drogue trafic de machin yooyu yëpp dina dañ. xam en tout cas bu dañul complètement dina wàññeeku lu bare bare. xam nga trafic boobu dafa am beneen puissance wala yeneen puissance yoo xamante ne nii askanoo yu sax fii ci diwaanu Afrique xëy na ñoom tamit ñoom ñooy peut-être receleurs yi entre guillemets ndax am ngeen bët ci ñooñu ndax am ngeen maîtrise ci ñooñu ndax bàyyi ngeen leen xel. oui yooyu yëpp moom la ci la à la fois société civile ak gouvernement di liggéey. pour xam ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew. te am intérêt ci trafic drogue bi ak trafic bois bi. pour que yooyu yëpp ñu identifier leen ne leen nag il faut qu'arrêter. il faut que loolu dañ léegi moom kenn mënatu koo nangu. nangu Sénégal réew mu indépendant la Sénégal dafa war a mën a gérer. situation am économique sociale ak yëpp donc yooyu yëpp ñun dañoo bëgg a loolu deñ trafic de drogue deñ yéen yi nga xam ne yéen a ngi bitim réew te xëy na peut-être intérêt bi ngeen ci am moo tax xëy na peut-être ngeen di liggéey ak ñeneen ñi di leen manipuler wala ak yooyu yooyu yëpp bëgg nañu mu deñ wax nañ leen ko ba mu leer nañ danaa tey moom wax dëgg yàlla nag bon je crois que résultat yi dina baax. alors si c'est dernièrement am na même des acteurs politiques yoo xamante ni ñu ngi doon yëngal yenn xeetu ressources naturelles comme genre zircon beeg yu ni demee ana aspect boobu na ngeen koy jëlee en charge ba du doon benn ci pett yi nga xam ne mën a taalaat daay bi. waaw yooyu aussi effectivement ñu ngi ci liggéey bu baax tout ce qui concerne ressources naturelles. ñu ngi ciy liggéey. je crois que amoon na ay réeroo notamment ci exploitation zircon loolu yëpp ñàkk waxtaan la parce que dafa am ñoo xam ne dañuy am ay position radicale
ci ay préjugés. parce que justement xam nga idée reçue ak préjugé bi bu fekkente ni askan wi fa nekk ca Casamance base bi li si ëpp ñu ne frustration la ak ñàkk a wekk gu ñu leen ñàkk a wekk dafay yomba ñu gëmloo leen ni tamit ñu ngi wéy di leen nax loolu laay laaj nan ngeen koy jëlee en charge bu fekkente ni firndewul est-ce que aussi ñu ngi préserver intérêt ña fa askanoo foofu ca diwaan yi. absolument loolu moom lu am solo la. intérêt askan bi moom faaw ñu protéger ko. léegi nag maintenant c'est intérêt askan fan la nekk exactement. loolu mooy problème bi. bu ñuy exploiter zircon bi est-ce que population bi askan bi dina ci gis boppam. ci loolu la ñuy liggéey pour waxtaan ak askan bi wax leen li nga xam ne moom intérêt lañ ci am ñoom intérêt bi ci réew mi am. pour que ñu xam exactement naka la ñu war ko mën a def ba nga xam ne du yàqal kenn dara. mais li ma bëgg a xam mooy sax est-ce que si processus bi ak xeex bi ngeen di xeex ndax bokk na ci aspect bi nga xamante ne intégré nga leen ci këru processus bi est-ce que bokk na ci. absolument ban dimension la si am. absolument parce que finalement boo nee jàmm. pour que jàmm ji dellu si il faut que ñu suqali koom-koom. suqali koom-koom bi c'est-à-dire défendre les intérêts économiques. de la région ci la. donc il faut nécessairement que ñuy mën a waxtaan ak population yi wax ñoom exactement li ñuy bëgg lan mooy seen intérêt parce que il faut pas que ñu jéem a défendre intérêt nit contre lui dañuy seet li nga xam ne moom la ñu bëgg ak li nga xam ne moo mën a nekk ak loo xam ne dëgg-dëgg intérêt la intérêt ñëpp la ñu mën a wéy ci loolu très bien loolu nag liggéey bu mag la et dañ koy ndànk-ndànk rek bañ a tiital ñii yaakaar ne lii buñ ko defee rek askan bi day tasaaroo koom-koom bi day yàqu ak yooyu et tout ça la koom-koom bi mën naa bañ a yàqu mën nañ koo defar justement ci wàllu koom-koom bi defar boobu noonu ku nekk xam na ne Casamance peut-être problème bi nga xamante ne moom moo fa gën a fës wala bi gën a nasaxal koom-koom bi rawatina liy jóge ci wàllu suuf si ci wàllu mbay mi mooy wàllu transformation ma li ma bëgg a xam rek mooy est-ce que yéen si cadre yi nga xamante ni yëpp yéen a séq processus bi est-ce que doon na aspect yoo xamante ne di ngeen ko intégrer ci seen wàllu liggéey muy ay préalable yoo xam ne xëy na mooy jiitu sax autour d'une table parafé si ay këyit absolument mooy ñun au niveau collectif des Casamançais moom la ñuy wax ne l'objectif de développement de la Casamance il faut que tey pour accompagner processus bi que secteur yooyu nga xam ne mooy l'agriculture l'élevage pêche ak yëpp ñu jéem a seet naka la ñuy def pour que secteur yooyu yëpp mën a développer wu et particulièrement mooy transformation des produits aussi bien halieutiques agricoles et ça je pense que aujourd'hui avec le pôle économique am na ay projets yoo xam ne ñu ngi ñëw yoo xam ne mën a permettre jigéen yi ñu mën a liggéey mën a transformer seen production agricole halieutique et cetera léegi nag dafa am problème boo xam ne moo fa nekk tey mooy la salinisation salinisation boobu moom problème bu mag la mooy xorom si moo tax ñuy ñaax gouvernement bi pour que programme de désalinisation boobu ñu accélérer ko pour que jigéen yi mën a béy seen faro yi parce que am na faro yoo xam ne tey mënuñu faa béy ceeb ndax sel bi donc ñu ngi wut même ay variétés ceeb yoo xam ne dinañ résister ci sel bi mais en dehors de ça il faut nécessairement un programme de désalinisation boo xam ne day permettre jigéen yi ñu mën a ci seen rizières yi ñu mën a béy ceeb hivernage bu ñu passé hivernage pendant la saison sèche ñuy mën a def maraîchage yooyu yëpp day tax ni au lieu que nit ñi di liggéey 3 mois dañuy liggéey 12 mois sur 12 parce que dinañ béy ceeb dinañ béy légumes di jaay wala di transformer yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne gouvernement bi dëgg-dëgg mu ngi ci taxaw bu baax. très bien am na aussi beneen aspect bu am solo parce que ku nekk xam na ni bateau le Joola daanaka conséquence su crise casamançaise la directement ou indirectement en tout cas ndaxte ku nekk xam ne circonstances yi ñu tëmbalee bateau bi ku nekk xam ne circonstances yi bateau bi suuxee
dafa am frustration boo xamante ne nii sax na foofu la daanaka mooy autorités yi balaa ñu leen a gis mooy jour commémoration jot ñu ñëw discours delluwaat Ndakaaru ndax taxawaay boobule en tant que cadre Casamance amu leen si beneen proposition boo xam ne xëy na moom mooy gën a yéwén moom mooy gën a dëfal ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ami gaañ yoo xam ne ba nëgër ni wéragul. tout à fait parce que c'est vrai ñun ci suñ bopp. wax dëgg yàlla regretté nañu ne 26 septembre. de chaque année ci la ñuy fàttaliku ne batalo Joola amoon na. loolu moo tax ñu proposé ne problème yi fi nekk pour que ñu régler leen il faut nécessairement que ñuy def ay réunion trimestrielle. loolu lañ proposé ñun pour que tous les 3 mois. ñu seet problème yi nga xam ne lañ ko évoqué ñu mën a toog waxtaan seet def suivi évaluation. tous les 3 mois au lieu que ñuy toog at ñu ne bon problème bii la ñu posé woon daaw. mais dara réglé wul. mais bu amee suivi évaluation. boobu dina tax problème yi ñu di ko régler au fur et à mesure. ñëpp a xam fu problème yi toll. loolu moo tax actuellement. commémoration 26 septembre Ziguinchor. boo xoolee pratiquement intéressé tout kenn. donc bon c'est vrai ay nit officiel dinañ ñëw dem Kantène dem port dem gouvernance discours jël avion ñibbisi. duñu leen sax sentir réellement. donc il faut que ñuy def suivi évaluation yooyu sur place à Ziguinchor. les ministres concernés ñu ñëw. en fait avec le gouverneur avec les familles des victimes la société civile. ñu toog seet problème bi fu problème yi tollu. solution yi ñu amagum li ñu amagul fan lañ jëm loolu yëpp c'est important. comme ça xam nga wax naa sànq ne crise bi pour jeexal crise bi ëpp na fanweeri at donc nit juddu na si ba jaboot si te sax sans doute xamul ana la moo ko waral wala mënu ko expliquer réellement ay jabootam. donc ce serait difficile pour nous ce soir ñu expliquer soubassement yi ak li nga xamante ne moo ko waral mais si tënk rek pour dellusi ci ak fàttali de façon pédagogique ndax li nga xamante ni moom moo waraloon coow li à la base 30 ans ou plus de 30 ans après ndax ba tey am na sens bi nga xamante ni moom lañ ko joxoon bu ñu sukkandikoo ci ni mbir yi doxee ba fi ñu toll nii. waaw ci sa expérience. waaw xam nga ñun defoon nañ diagnostic yi. depuis 84 déjà lañu defoon diagnostic. waay causes yi et les solutions. dellu si waat en 2002 def nañ également une journée de réflexion cause solution. solution bi c'est des solutions économiques. il faut nécessairement que tey par rapport à li ñuy liggéey. nga xam ne déjà am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a dellu si. ci seen gox ñu dimbale leen ñu dellu si seen gox am lépp loo xam ne soxla na pour que population yi dellu si fixé wu. ñan ngay wax ñu nekkoon ci Macky bi wala ñu nekk ci biir ci dañuy déplacé. oui dañuy déplacé. parce que dañuy nga xam ne dañuy déplacé. ak ñi nekk sax ci Macky bi xam nga ñooñu yëpp ay mbokk lañu. ñooñu yëpp ay mbokk lañu. c'est que ñii dañu nekk ci Macky bi rek. ñii nekk fii. waaye comme ñii nanguwu nañoo dellu si. il faut que nécessairement ñu faciliter leen ko mooy jéem a fexe pour que seen gox yi mu am lépp loo xam ne jumtukaay lañ soxla. ñu mën a fixé wu mën a développer seen région. loolu bu ñu ko defee wax dëgg yàlla accompagner paix bi. loolu dina tax. liggéeyi état bi liggéey société civile bi pour que jàmm ji dellu si Casamance dina gën a yomb. très bien merci beaucoup docteur Moussa Cissé secrétaire général bu collectif des cadres casamançais ñu doon dellu si waat ci ay càmbar gannaaw xeetu yi nga xamante ni am na fi dimanche muy faatuk Abdou Elinkine Diatta secrétaire général bu MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance ci faatu gi ñu ko faatoon ci ñu yoroon ay moto ba faataale si ñeneen. muy loo xamante ni indi woon na njàqare ak ci ñenn ci xajam bu ñu ragal ne mën na ko xajamal processus bi waaye amees na yaakaar ne xëy na bu dee sax mënul ñàkk mu am ci impact du ñu demee ndax liggéey bi mu si jotoon a liggéey peut-être am na solo ba nga xam ne mën nañ see rafet njort kon askan wi kennu askan waa ngoog ñu jox leen beneen daje
ëllëg bu sowee suñu borom ci bu fanweeri minute toftaloo ci ñaar fukki waxtu ci guddi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm jërëjëf Cissé